te kabayeri awaayi Sidi Jaxate Sidi boo jàppate mbër ba muy jooy bàyyi ko yéena war a laale daa war a ngeen di laale ku ci ragal toogil daa war a ngeen di laale bëre awaayi suñu cosaan la di leen sant di kontaan ci wuyu bi ngeen wuyu si Sidi Jaxate production si bis bu mag bii mu programmé pour màggal sport Mbour waa pour màggal lambu Mbour pour màggal waa axlu lambu Mbour Sidi Jaxate ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant. merci merci. di kontaan bu baax nag si sa taxawaay. dafa am jikko boo xam ne yaa président Macky Sall den ko nuroo mooy yow loo digge rek din ko def. bi ñuy mujjee gisee si làmb dama la waxoon ne la dama bëgg nga tëggaat drapeau Cheikh Issa te boo koy tëgg nag na nga fexe ba dugal ci Bouba Diop assurance te ci mbër yi préliminaire yi na nga ci dugal mbëru Mbuur yi bañ sax ci sàpp parce que ñun buñ sañoon mbëru Mbuur yi chaque journée dañ leen di gis ci làmb ji ñuy bëri bu nu sañoon écurie yi nekk Mbour fii ci Mbour ak Dakar journée bu nekk xale yu Mbour dañuy bëri te loolu yaa ngi ma ciy jàppale bu baax yaa ngi ciy jàppale waa Mbour bu baax may nuyu bu baax nag ñoom Chérif Dia Ablaye Pouy ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo téye làmbu Mbour ak région de Thiès di nuyu communicateur yi leen di gunge ma jiital ci Omar Diaw ak ñoom Mabouri su ma leen waxee rek ñoom di leen yóbbuwaale ñeneen ñëpp gis nañ seen taxawaay ci làmb gis nañ leen seen taxawaay ci wetu mbër yi ak ni ngeen di jàppale écurie yi di dox guddi ak bëccëg pour que sunu jeunes yi nga xam ne ñoom làmb moo nekk seen passion ñu mën ko vivre ci nu mu gën a baaxee. kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm bu baax tamit sponsor yi parce que Sidi Jaxate lii muy def bu ko mënee di def fépp di permettre sunu jeunes yi ñuy bëre dafa am ñu nekk ci ginnaawam te ñooñu mooy sponsor yi. kon sponsor yi ñu ngi leen di gën a oowaat ngeen nekkaat ci wetu Sidi Jaxate jàppale ko ci liggéey bi bu baax ñuy gërëm nag. waa am dem yi nga xam ne seen taxawaay rafet na lépp luñ xewle buñ gëstoo gis leen
tey jii ñoo yor organisation bi ñoo yor mobilisation bi ñoo yor lépp les forces de sécurité GMI bi ñu leen di gërëm bu baax di gërëm le ministre de l'intérieur Antoine Diome di nuyu le directeur général de la police di nuyu le commissaire central di leen nuyu yéen ñëpp ci seen taxawaay di kontaan bu baax ci diggante sécurité réew mi bokku tëdd mën a tëdd ci nu mu gën a rafete di nuyu sapeur pompier également di ko commencé ci général Seck di ko ziar bu baax di kontaan ci taxawaayam di nuyu également le colonel Tine bi nga xam ne moom moo nekk ci zone région bi Thiès ak Diourbel moom tamit ak élément yi nekk fii di def liggéey bu baax di jàppale nit ñi sauver nit ñi di sensibiliser nit ñi pour ñuy jël ay mesures de sécurité bu tolof tolof amee ñoom ngay jëkk a gis au prix de leur vie kon yéen kenn amul seen fay ñu ngi leen di gërëm yéen tamit bu baax communicateurs yi muy presse bi muy télé yi muy communicateurs traditionnels yi yéen loo leen bokkul du baax parce que lii ñuy def nii yéen a koy vulgariser ci àdduna bi yëpp ba nit ñëpp di ko gis parce que làmb passion la pour sénégalais yi nekk fii mais passion la également pour sénégalais yi nekk ci diaspora bi te yéen grâce à la presse sunu compatriotes yi nekk à l'étranger di fa daan seen doole chaque samedi chaque dimanche dañuy concentré wu ci seen télé yi di suivre li nga xam ne moom la Sidi Diakhaté di organiser ak li nga xam ne moom la waa axlu làmb yëpp di def may ñaanal nag ñaari mbër yi yéen a bokk génération yéen a bokk passion yéen a bokk sport ma leen di ñaanal wérgu yaram entraînement yu saf ba sa jour ba yàlla defal leen jàmm ngeen bëri ci jom ak ci ngor ñu ngi leen di ñaanal bu baax écurie yi nga xam ne ñoom ñoo seq mbir mi yëpp ak dëkk bu ñu mën a dëkk ñu ngi leen di wax daal mobilisation bi nu mu mën ci tool rek doyul nañ mobiliser bu baax parce que c'est la fête de la jeunesse c'est la fête de la lutte kon na ñëpp ñëw ñu ànd fête bi nu mu gën a baaxee ku ci nekk ci yéen am na ay responsable yu nekk seen ginnaaw di leen jàppale responsable yooyu yëpp ñu ngi leen di invité ci bés bi drapeau bi Sidi dañ bëgg mu nekk drapeau de l'unité et du rassemblement parce que président Macky Sall loolu la woote te réew mi loolu la laaj réew mi lu mu laaj mooy ku nekk fàtte sa bopp ñu joxante loxo yëkkateendoo tegandoo kon drapeau bi nekkul drapeau Cheikh Issa Sall mais drapeau responsable yi nekk ci grande majorité bu président Macky Sall bi yëpp ñoom moom drapeau bi te le jour J ñu ngi ñaan ñëpp ñëw ñu joxante loxo yëkkateendoo tegandoo bu ko président Macky Sall gisee moo xam ne njabootam gi yëpp àndandoo nañ fas yéene ànd ci élection yi ci nu mu gën a rafetee jox ko victoire bu rëy élection yi dafa war a permettre au président Macky Sall mu xam ne Sénégal ñu ngi ànd ak moom waaye dafa war a permettre également opposition bi mu xam ne fii amu fi dara parce que président Macky Sall PSE bii mu ñu defal fii ba 2035 ñun dañoo bëgg fekk ko suñuy doom fekk ko xéewal yooyu nga xam ne dafa ñëw yëpp ñëw pétrole ñëw gaz ñëw infrastructure yi ñëw yërmande ñëw jàmm ñëw dañoo bëgg fekk ko suñuy doom fekk ko kon loolu dafa laaj ñu fàtte suñu bopp joxante loxo nekk benn yëkkateendoo tegandoo kon feetu Mbour la feetu département de Mbour la feetu grande majorité la feetu unité ak rassemblement la ñu ngi ci oo waa Sénégal bi yëpp di ci oo responsable bi yëpp jeunesse bi maa ngi leen di gërëm bu baax jeunesse mouvement bi yëpp waaye comme fii ñu nekk mooy Médine Liberté lycée technique bay dëkk ñoom ñu jël mbir mi def ko seen yëfu bopp def organisation bi yëpp à travers seen président muy Abou Sow maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen féliciter également ci organisation bi loolu mooy Sidi parole yi ma ci bëggoon wax jigéen ñi tamit gis nañ seen taxawaay waa am dem yëpp gis nañ seen taxawaay vice président yi suñu waxee Mamadou Diop rek dinañ yóbbuwaale ñëpp ñëw nañ ànd ak ñun te incha allah le 27 di nga gis mobilisation boo mosul gis di nga une mobilisation exceptionnelle
parce que tous les responsables du département à l'unisson dans l'unité ñoom ñëpp dina ñëw taxawaay bu rafet ba président Macky Sall xam ne njabootam ngi benn lan écurie Mbour Géej nekk ci. yàlla dafa def également buubu assurance bi nga xam ne dañoo bëgg bu gaa yi pare jox ko roi des arènes nekk ci kon buuba ñu ngi lay ñaanal bu baax di ñaanal sa adversaire waaye li nekk si xel ak xol yi ñëpp xam nañ ko ñu ngi leen di gërëm bu baax di seet que le meilleur gagne jërëjëf. li ci des nag mooy sama ñaari gars yi assurance sa diggante ak ki nga xamante ni moom mooy Gambien nga war ko dalal ci Mbour le 27 juin loolu nag mu ci moom. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. ginnaaw bu ma sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm suma ñaari waajur di sant sama sëriñ Faye Solana yàlla fi yàgg te wér ak njabootam di ñaanal sama waajur fañ tëdd yàlla leen gënal fii ñu jóge ak bépp jullit bu nekk foofu noonu. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu assistance bi yëpp am dem nuyu naa leen di jiital nuyoo bi si président tey du ma ko teg si Issa si président Mamadou Diop laa koy teg maa ngi lay ziar yu bëri di nuyu jigéen ñëpp di wax ne fii li ñu fi dajale signature contrat la man ak sama diggante ak Gambien li ma koy wax lenn la Omar yàlla xam na ne combat bu ma fonk mu nekk nii. lan moo tax nga fonk combat bi lu ko wutale yeneen combat yi nga daan am. Omar man tagguma sama bopp mais dama mën a bëri. su ma ñëpp d'accord nañ ci loolu. su ma daanoo yenn daanu yi damay mere sama bopp kon tey am na foo xamante ni war naa faa teg sama tànk dama jël Gambien pour yegg foofu moo tax dama ko bëgg a xamal ne ko bu demee na gën a waaj te xam ne fonk naa combat bu baax. Gambien yaa doon laaj combat di laaj ponkal yi. ponkal baa ngi nii taxaw tey le 27 juin nan nga fas yéene def ak moom. waaw xanaa di kontaan rek damaa ñëw Mbour ñu dalal ma ñu génn en masse kontaan naa ci trop lamb nii la keroog bi mu ñëwee ma ne la damaa bëgg a gis sa ponkal Mbour yi lii laa amoon ci Mbour bëggoon naa waa Ndakaaru xam ne lamb ji tey mu ngi ci Petite Côte bi looloo taxoon keroog bi ma ñëwee ma ne la ana sa ponkal yi gis lii laa amoon ci biir Mbour maa ngi nuyu nag autorité yi fi nekk di leen xamal ne ñun jeunesse bi kontaan nañ ci ñoom parce que arène nationale bi ñun la ak suñuy njaboot ñoo si bénéficié wu ak Sénégal kontaan nañ ci président Macky Sall Issa Sall kilifa la ñun ñëpp la yëlif man ak champion bi ma war a dajeel maa ngi koy nuyu passage Bouba assurance nag dañoo mbokkante nag ñaari jàmbaar bu ñu mbokkantee du yomb parce que nag man damay bëgg a décrocher drapeau bi yóbbul ko Pape Diouf loolu laa bëgg waaw loolu dañ ma yónni yàkkamtee ma te Gambien bi si anti comme ak gain waaw dama bëgg a ñëwaat ci lamb. nee na li nga bëgg rek la bëgg. jarul nga may laaj de. jaru ko loo koy tontu kon. Gambien mi si kattanu yàlla dama koy dal drapeau bi du romb sax boo jógee naka la tuddee du stade municipal. waaw. su génnee nii. fenn rek laa xam ne mën na faa dem fi Mbour yam digganteem ak campement ma tàllal leen ko ñu seen ko ma dellu si waat dugal ko biir. Gambien nee na drapeau bi xamul ban la waaye du buy dem campement nga xox. waaw moom loolu la yaakaar xam nga man li may def ñëpp xam nañ Gambien dama ngemboo campement ngee ko war ko fekk biir Mbour moom bu nekkee jàmbaar day daj parce que nag nga jógee beneen dëkk ñëw fekk ko dëkkam bëgg ko tuma daan ko nag yóbbu affaire bi warul yomb pour man moom su waxee loolu damay ànd ci moom ci wax boobu warul yomb combat bi parce que dama ko war a tuma jël drapeau bi yóbbu ko Pape Diouf ne ko nag Issa Sall fi mu jàpp bi foofu na ma jël ma ñëw si wetam. mais nag dafa bëgg daa bëgg nangu si Issa Sall ci yow. waaw xam nga moom dafa am loo xamante ni da ko réeré mbir moom dafa ñëw campement ñu dalal ko man kenn dalaluma waa ji dañoo bokk fii juddoo sécurité boolewul sama mag la kenn dalaluma moom dafa ñëw bëgg fu mu làqatu man wutuma fu ma fanal wutuma ku may wétte dama nekk ak koo xamante ni sama mag la moom nag am na droit wax loolu nag Pape Diouf da koo fat te parce que dëkkul campement man il est né en Mbour
ñu bëgg a xam mooy combat bi parce que kenn mosu laa gis nga bëre combat boo xam ne nii combat bu yomb la. combat boobu mosu bëre xeex nga ba ñëpp na xeex nga mën a bëri nga xam ne nga dàq nga doog a bëri. combat bi naka nga fas yéene ñëwee état s'il vous plaît waay s'il vous plaît. waaw il faut ma ñëwaat foofu ci waxam bi tuuti mu ne man damaa ut fu may làq man suma jàmbaare moo ma indi campement bi xaw parce que dama fa jënd kër bi ma jëlee talaaf bi daan ay doomu mbër daan ay ñoom nees dem si yàlla si tubaab joor doomam bi ñaari yoon daje nañ ma daan ko dama ñëw fii si campement bi boobu Pape Diouf nekkagul maire mu jëndal ma fa kër looloo waral suma campement bi su waxee ne man damaa laaxatu wax na dëgg parce que sama kër laa dëkk waaw Pape Diouf nag papa la si man parce que moom dafa comme Issa Sall la rek ñoom yàlla da leen teg fii pour mu dimbale askan bi ma ñëwee mu xam ne xale bi wax dëgg yàlla jàmbaar la mu yaatal ma damay nangu parce que tamit sportif dafa laaj jàppale te gis naa ne wax dëgg yàlla rëccuwuma ko oto yi ma topp tey gis ngeen ko bi may ñëw gis ngeen ñaata nit laa àndal vraiment maa koy félicité waaw di ko xamal ne nag décroché drapeau bi rek moom ba tey waxuma li ma la laajte fa nga daan jaar ak say adversaire ci xeex ak bëri ndax foofu nga fas yéene jaar ak assurance. waaw il faut que woon ma tontu assurance si waxam bi parce que dafa ne moom dafa juddoo fii man dama ñëw pour fu may làqat. tontu nga ko ba pare. man ku ma xam rek comme sànq déggoon naa ngay wax Gambien Tyson dafa doon woowee sama jàmbaar bi daan loo fàtte su ma gaynde bu déggul jàpp bi la ma doon woowee su ma amee combat bu ñu ma wax kii rek ñaanal ma ko pare day ñëw ba sama nopp rek sama gaynde bu déggul jàpp jamono boobu ak jamono bii nag li ma doon sentir loolu laa commencé waat sentir sama bopp si kër Pape Diouf lekk ak naan ak entraînement la ma sant waaw ñoom laa Pythagore ñu ngi fi ñoom boo ma ànd ak waa campement ñëpp nag ñu ne ma yow la ba ma bëgg a jël drapeau bi nag yóbbu ko campement bi loolu laa Bouba dégg nga dama ne roose mbokk ak yafal màgget sonal sa bopp la rek. da ngaa bëgg a wax daa màgget. Gambien déggoo li ma la wax de roose mbokk da nga koy gën a tooyal rek yafal màgget kii mënatul a mel ni mu meloon bañ na ko ba si ay waxam daf la nekk làmb nag moo ñu boole daf la nekk jamono boobu ak jamono bii nii bokkul moom ñi mu wax ne moom la bëre man du ma ñooñu man du ma naar Touré te du ma nees. maa leen dàq bëri fu Sénégal bu ñu doon séddaale cëru làmb si wàllu mën a bëri man sama cër dañ may fekk ba bii Mbour jox ko waxuma lay waxu caaxaan la barke Seydina Mohamed amoon combat moo fonk moo ngi te dinaa ko daan ci gàttanu yàlla. Gambien yan kàddu ngay wax say supporters parce que nag maa ngi dégg ñu ne lu Bouba Diop dëkk Mbour honorable député Pape Diouf mu ngi préparé pour que bu le 27 juin boo lagatee ba tàllal say loxo bu say supporters yi yuuxoo duñu yóbbu ba ñi nga xam ne ñooy waa kër Assurance du leen yóbbu dara. waaw lenn rek lay dénk Bouba Assurance Gambien du ragal te Gambien du nekkul góor buy dellu ginnaaw nekkul góor buy xaw a am xol ñaar li muy def. lamb maa opté ne dama koy def ma jël ko def ko suma métier ma dem nag ba lamb boole ma ak moom Bouba Assurance bañu ma ci dara su dëgëree bopp day gaañ wala ñu gaañante ma jël drapeau bi dem. Bouba Diop taxawaay bi yàgg na yan kàddu ngay tàggoo ngay wax say supporters waa Mbour ak li ko wër. waaw li may wax comme moment bii nii dañuy woote rek dinaa sa appel. ki si jiitu mooy damay wax département Mbour yëpp maa ngi leen di woo ndax drapeau bi fi mu toll nii waxatuma Cheikh Issa bi nga xamante ni moom mooy pare bi dama ko jël bu jour combat ba dama bëgg mu wàcce ñëw si cumbukaay yi taxaw parce que président Igri laa koy xooleetuma koy waxu pare yi pour man fi mu toll nii autorités yi nekk si département de Mbour bi yëpp ñoom ñoo war a nekk autorité di ko ci jiital mooy Saliou Samb Sira Ndiaye Baye Seck Wade ñoom ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk biir Mbour ak Maguette Sène di nuyu waa université yëpp maa ngi nuyu Chef Sadio ak May Fall maa ngi lay nuyu sama booy nekk foofu noonu yëpp di wax même Pape Diouf mii na ñëw
parce que lii nii yëpp rassemblement la. mais Pape Diouf maire jàmbur la itam. non Pape Diouf la ñëw si fair play na toog ak sama waa ji dendee moom bu boobaa ñun ñaari jàmbaar yi ñu jëflante su ma ko daanee Issa lëgg ko kottu ko bàyyi ko mu